asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci fàttali xibaar yi fi jotoon ruus li si gën a fës bokk na si lancement weer bi ñu jagleel jëfandikoo li ñuy bay muy ndaje bu amoon diggante société civile ak étudiants yi ca wàllum fësal li ñuy bay ba tey jëwriñ bi yor njënd meeg njaay mi di gën a féddale kàddu yi njiitu réew mi jëm rek ci promouvoir consommer local bi wàllum mbay mi nag ñu bëri di si yëngu donte am na ay jafe-jafe suñuy ndaw demoon ca Jendeer dinañ ci teewlu seen reportage junni ak ñeenti téeméeri ndaw formé nañ leen ci liggéeyum TNT waa TDS nag bëggoon leen rek ubbil buntu liggéeyukaay yi à la retraite yi ñu ngi ñaxtu ba tey li jëm ci seeni pension seen xol tàng na ci lool ñuy sàkk nguur gi mu yëngu ca na mu gën a gaawee nes tuuti ñu yaatal xibaar yi. mbokk yi dalee nag jàmm jëwriñ bi yor wàllum jënd meeg njaay mi ci teewaayam la ñu amaloon bés bi ñu jagleel wàllum consommer local maanaam di jëfandikoo li ñuy am ci suñu réew muy bés bu étudiants yi ak société civile bi daje woon di fa waxtaan lu jëm ci temu ren bi di wax rek si technologie ya ñuy jëfandikoo si wàllum sécurité électronique ngir sukkali suñu PME ak suñu PMI yi ñu teewlu ci compte rendu bu Moussou Ndiaye ànd ak Léa. ngir sàmm ak saytu produit yu doomu aadama yi di jëfandikoo seen giiru dund Djibril Sarr di directeur général société bi di Sécurisons di ñu won yoon bi ñu war a jaar. ministère du commerce invité woon ma fii pour ma bokk ci ñi nga xam ne dinañu waxtaan ak jeunes yi ak ñi nga xam ne ay ndongo lañu nekk ci daara yu kawe yi nga xam ne ñu ngi fay jàngee science pour xool naka lañu suñu waxtaan boobu mën leen encourager teg leen ci yoon pour ñoom ñu mën. Si li leen dese maanaam ci jàng dugal ci seen bopp que liggéey du rek da ngay génn entreprise yootu entreprise société bu la recruter mais itam bu fekkee ne am nga possibilité bi am vision bi mën nga créer li ñuy wax entreprise. alors création entreprise nag ku ko wax mooy rek nga soobu ci sa yoonu bopp soobu ci sa yoonu bopp boobu jafe na jafewul waaye jafe na ndax ki koy def te am ay soxla yoo xam ne yu teew la yu taxaw. bëgg na xaalis boo xam ne mën na koo permettre mu faj ay soxlaam waaye itam vision la bu sori ci ki nga xam ne muñ na soxla yooyu wala wàññi la leen yóbbu leen ci dayo boo xam ne dina ko permettre moom lu néew li muy am buy door mu mën ci jafandiku mais continuer wéyale donc li nga xam ne moom bëgg na ko samp te muy loo xam ne bu màggee dina ko jariñ ay mbokkam jariñ doomu aadama yi jariñ Sénégal. responsable coopération marketing bu institution privée de gestion bii di IPG moom gis ne bés bi ñu jagleel consommer local am na solo lool. xale yii nga xam ne ay ndaw lañu danoo gis tey exemple yu ñu mën a roy ndax dañ leen indil ay scientifique indil leen ay entrepreneur yoo xam ne ay modèle lañu pour ndaw yi parce que réew mi dañoo soxla jox xale yi ay modèle te tey lii moo nu fi indi nu ñëw fi taxaw fii temm nag ndax ñun dañoo teral sargal ñu jox ñu fi ay mandarga ay raaya ndax ñun ñooy ñi nga xam ne ñooy gan gi daa xam ne gan gi nu fesal teral ka ci bis yi mooy ñun ñii muy invité spécial kon nag ñun dañ fee ñëw ànd ak suñu communauté 28 nationalités mooy suñu communauté 3500 auditeurs ñu ngi suñuy programme relevant de 28 nationalités ñu signé nag xaatim boo xam ne dañ ko def ak ministère bi pour suqali jéemal sa bopp man noonu laay tuddee entrepreneuriat di jéem góorgóorlu ji jéemal sa bopp. ba mu noppee di ñu xamal ne ñoom waa groupe IPG la ñu jiital ci bés bii ngir ñuy wëy di ñaax seeni ndaw ñu soobu ci seen yoonu bopp. dem ñu fay la yomb na dëgg la baax na waaye léegi dañoo toll foo xam ne il faut xale yi xam ni dañoo war a jéemal seen bopp mënal seen bopp jéemal sa bopp mënal sa bopp muy entrepreneuriat boobu dañ ci xaatim ñun suñu diggante ak ministère du commerce ñuy gërëm madame Aminata Assome Diatta muy ministre du commerce di jàmbaar lool ci waar wi di ko chef de l'état dénk di ci góorgóorlu wax dëgg yàlla suba ak ngoon ànd ak nag directeur PMA muy Seydina Ndiaye koo xam ni yàgg naa di liggéey ak moom depuis ay lu ëpp at lu dul ñu bay dunde bay bi chef de l'état wax loolu la def yitteem def ko soxlaam suba ak ngoon moom ak ministère bi yëpp kon ñu ngi leen di gërëm tey looloo indi tey ñu teg nag ay kuréel yoo xam ne borom xam-xam yee ñëw di ci waxtaan balaa noo ubbi nag weeru bay dunde bay ndax réew nag soo bëggee moom sa bopp drapeau moom
wax dëgg yàlla siiwal na réew waaye ni ko Cheikh Al Maktoum doon waxee fajul soxlaam kon dañoo war a dem fexe di bay di dundee lu noo bay réew mi jëm kanam xale yi di ci jéem ñu jàppale leen ci créer sàkk ci ay entreprise ba xale yi mën a moomal seen bopp ndax dignité réew ci lii lay jaar consommer local nekkul sax nag da ngay am sa souveraineté waaye da ngay am sa dignité lii daal moo nu fi indi tey. sàmm koom-koomu entreprise yu Yemambaay yi nekk lu yitteel lool jëwriñ gi ñu dénk wàllum jënd ak njaay mi ba tax na mu organiser bés bii ñu duppee bésub consommer local fii ci Sénégal. ñu des ba tey ak jëwriñ bi ci lu ñeel ba tey jëfandikoo li ñuy defar fii ci réew mi jëwriñ bi moom di jàpp ni rek mbirum consommer local acte patriotique la loolee waral muy ñaar doomu Afrique yi ñuy gën a jox gëdd suñuy produit wu bopp reportage la bu Moussa Ndiaye ànd ak Abdoulaye Wade. faral di jëfandikoo lu nu bëyee suñu réew wala sax lu ñu fi defaree dina yokk suñu wërgu yaram ba pare aar ñu ci feebar yu bari bu ñu sukkandikoo ci représentant projet Kumba Nord Suarle bi nekkee ca Saint-Louis ca dëkk bu ñuy wax Càgga. lu tax mu gën la ñuy wax mooy ceeb bi duñu ko stocké ba muy am temps di accumuler ay substances ceeb bu bees la donc ñun dañuy pratiquer deux cultures double culture la ñuy def. donc si 6 mois disons dañ siy produire récolter si ceeb bi transformer ko jaay ko donc temps boobu noonu du permettre ceeb bi am substance maanaam ay amidon boo xamante ne ni mooy indi ay diabète wala yu demee noonu alors que ceeb bu ñuy importer nag loolu mooy cat bi maanaam balaa ñu koy transformer di ko stocker di ko indi temps bu ñu koy transporter mu egsi fii ñu koy stocké encore ba keroog ñu koy jaayaat dafay yàgg donc yàggaay boobu noonu dafay tax nag muy indi ay substances yu ñu naan comme amidon daal. représentant wu projet Kawral bu Tambacounda bi nag di ñu xamal seeni liggéey waaye tamit seeni jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel. jafe-jafe yi dañoo bëri waaw instant yi am nañ problème stock maanaam bu ñu daggee banaana bi fu ñu koy denc sox nañu ay chambre froide loolu bu ñu ko amee dañuy dimbale trop. te instant yi li may wax ni problème engrais urée am na dëkk bi amul urée waaw niveau national bi ut nañu urée ba sonn amuñ urée waaw loolu bokk na suñu problème daal waaw état bi bu ñu mënee jàppale tamit bu ñu daggee ba pare ñu mun koo jaay bitim réew te temps yi maa ngi dégg marché continental bi dañ koy ubbi zone Afrique bi dañ ko ubbi loolu bu ubbee bu dee bande Côte d'Ivoire bi day dugg fii ñun suñu bande bi nekkul bande bu qualité day am problème pour buñ ko jaay day am problème donc il faut état bi jàppale ñu mun a am bande bu qualité buñ ko daggee ñu mun koo denc boo xamante ne du mun a yàqu ku ne am sa wàllam. ginnaaw loolu ki fi teewal groupe projet Sedima bi nga xam ne lu ci ëpp ci ay produits wam Sénégal gii lañ koy defaree di ñu wax fi ñu toll ci seen liggéey. dañu wax mois du consommer local mu nekk loo xam ne ni président de la République moom moo ko samp pour ñu rebooster li nga xam ne moom mooy suñu ay économie gannaaw bi fi feebaru Covid bi duggee pandémie bi. kon tey jii ñun mënuñu woote ñu ne ay sénégalais lañ te dañuy proposer loo xam ne c'est par les sénégalais pour les sénégalais te mënuñu teew ci bile manifestation donc looloo waral tey suñu présence fii nii CICES ci mois du consommer local te li ñu fiy proposer rek mooy li nga xam ne produit yu ñuy proposer sénégalais te ñu soxla ko au quotidien. ci fàttali édition bu njëkk bu weeru consommer local bii nag jëwriñ bi ñu dénk wàllum jënd ak njaay amaloon ko ca foire bu Ndakaaru ngir dooleel jàmbaaru Sénégal yi. xibaar yi bokk na ci 1,400 ndaw ya ñu formé ca métier wu TNT TDS maanaam télédiffusion du Sénégal daf leen tàggatoon ci wàllu woowee ginnaaw Sénégal moom léegi jóge na ci analogique mu ngi ci numérique bi muy occasion ngir kuréel boobu mu ubbil buntu liggéeyukaay yi ndaw yi ci jamono gi ñu toll cérémonie de clôture bañ daan joxe lijaasa ndaw yi nag ñoo nga ko amaloon ca Rufisque ñu teewlu ci compte rendu suñu ndaw ya ko feetkee woon. Rufisque moo dalaloon boobule cérémonie ñu amaloon ginnaaw jàngat ba ñu defaloon 1,400 ndaw ci liggéeyum jëm ci numérique bi fii ci Sénégal. mbirum transition analogique au numérique la te boo xoolee lépp luy numérique day indi compétence yu bees donc programme bi déroulé nañ ko formé nañ 1400 jeunes à travers tout le Sénégal sur les 14 régions du Sénégal te tey jii nii dañ ko doon tënk nag fii ci Rufisque. ginnaaw ñeenti fan ya ñu leen tàggatee ndaw bi jot na li jaasaam di xam ne rek ni lu leen mën a njëriñ la.
loolu dinañ jàppale lu bëri ci kanam parce que toll nañ foo xam ne fi mu toll ni analogie dafiy jóge numérique ñëw te defe naa ne ku ne beneen ku jógee ci lii war a dellu ci beneen phase war nga préparer pour noo fa jëmee. problème mu xëy yi lii la waa TDS bëggoon saafara ci biir formation ñi ciy ànd ak ndaw yi ci jamonoy numérique bi ñu nekk. donc ndaw yi tey jii nii capacité nañ leen am na compétence yu bees yu ñu am na ñu fi nekk ñoo xamante ne ay infirmières la ñu woon nangu nañ ne tey jii nii am nañ compétence bu bees boo xamante ne mën nañ ko valoriser sur le marché du travail ndax marché du travail li nga mën la ñuy xool du ñu xool tey jii nii ban diplôme nga am. Et c'est une formation professionnelle, c'est une formation pratique qui permet au moins en tout cas d'accéder ou d'entreprendre. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a aidé les jeunes. ci lëkkaloom ak 3FPT ak waa ENSUP Afrique le kuréel bi di télédiffusion du Sénégal nga xam ni état moo ko ëmb amaloon boobu les formations ci fukk ak ñeenti régions yi ci réew mi lépp ngir jàppale ndaw yi ñu am xëy ci wàllum numérique. waxoon naa leen ko ci boppu xibaar yi à la retraité yi mer ba futtu la ñu def donte njiitu réew mi xamle woon na ni daañu yokk seeni pension ba joxe woon sax ndigal administrateur ya nekk foofale ca IPRES ñu def jàngat gi war ngir yokkute bi mën a am laata at mi di jeex à la retraité yi ñoom daal ñu ngay ñaxtu ba tey di sàkku si nguur gi mu jukk te taxaw ci seeni affaire ni mu gën a gaawee ndax yëf yi métti na loolu ñu teewlu si reportage yu Ndeye Fatou Ka ànd ci ak Abdoulaye Wade. retraité yu IPRES yi ñu ngi nakarlu seen situation ba tey ñu bari ci ñoom di ñaan sax ba mbëbëtu njiitu réew mi jumoon ci yokk pension yi fii ak njeexitalu at mi ñu matal ko ngir mën leen jàppale ndax li ñuy dund métti na. am ñoo xam ne bu ñu leen fayee retraite ba mematu saaku ceeb te bala ngay jot di bëgg a dee le 10 ak le 11 ak le 15 ak 17 kooku du yoon du nga war a dimbali retraite yi li ngeen daan fay 2 mois 3 mois yi da ko fay benn ween ñu am dara Sénégal seen retraite baaxul war ngeen ne nag war ngeen ne góorgóorlu dimbali ñu yokk retraite yi waaw loolu la ñu bëgg te loolu tim yàlla na am ci barke Cheikh Ahmed Tidiane anu Alioune Bara di wax li ni mel moom tamit ba sax duut baaraamu tuuma nguur gi ndax jàpp na ni lii yëpp moo leen ko teg. c'est-à-dire que neexul ba neexul mais il faut le dire état bi ci boppam moo liggéeyut état bi ci moom moo joxul gëdd IPRES y a des problèmes yoo xam ne énorme tout récemment dégg ngeen détournement yi fa am ba seen DRH bi ñu relever ko fa parce que y a des malversations partout IPRES moom noonu la ñu dëkkee ils sont en train de sucer les retraités sont fatigués sonn nañu lool ci retraité bii nag di yee ndaw yi bañ a sànku ci pension yi ëllëg di sàkku ci ñoom ñuy faral di vérifier seeni versement ci IPRES. donc li ma leen di ñaan daal en tant que jeune daal les jeunes daal nañu toujours bu ñu nekkee dans un service que mu nekk au niveau de l'État te mu nekk au niveau privé nañuy vérifier au niveau de l'IPRES même boo nekkee un fonctionnaire au niveau de l'État del vérifier IPRES ndax ñu lay verser ou pas da nga koy teel a xool dem di xool dem seen agent comptable di xool ndax ñu ngi lay verser ou bien verser luñ la. ci fàttali nag yokk bi waaye retraité yi di sàrxu dafa am ci lu mu wekku njiitu réew mi xamle woon na ni yokk bi faaw ñuy liggéey jamono ji dugal ci seen loxo ndax dina yóbbul nguur gi lu tollook juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar. ñu jeexal xibaar yi wax ci mbay mi ñu bëri ñu ngi ci la ñuy dund donte am na ay jafe-jafe sa jandeer nag ñu bëri loolu rekk la ñuy liggéey maraîchage bi nag dafa am solo lool ci développement réew mi. suñuy ndaw demoon nañ foofale ca Jandeer seeti ñenn ci ñoom ñu teewlu ci seen reportage. ca Thiendem Sarr féetewoo ca commune bu Jandeer ñu fekk fa as ndaw maraîcher buy wuyoo ci turu Jaaji Diouf di ñu wax li waral mu yëngu ci métier bii di maraîchage. maay Jaaji Diouf benn baykat bu nekk fu ñu naan Thiendem Sarr nag mu ngi nekk ci région de Thiès. mu ngi nekk ci communauté bu ñu naan Jandeer waaw fi laa nekk nii maa ngi nekk ci tool yoo xamante ni ñu ngi ko naan barax bi. jeune maraîcher bi nag di jànkonteel jafe-jafe yu bari ci wàllum ñàkkub moyen. mécc mbay dañoo xam ne ginnaaw mënuñoo jot ci mëneen mécc te mbay doon na loo xamante ni mooy doxal réew loolu moo tax ñu bëggoon kat xam nga tey waa réew mi moo xam président bu fekkee lii nii jot na ci tey maanaam nun lii nii mooy doxal dëkk. parce que noonu ay ndaw lañu parce que ndaw bu jógee maanaam si yoon woo xamante ni pour day jóg di liggéey kon da koy dimbali mu am moyen
parce que loolu moo tax ginnaaw bu ñu jógee fii ñu dañuy dem Barça jooj ma dégg noonu kon tamit maanaam te ñuy bañ loolu dañoo war a maanaam jàppale waaw parce que amuñu moyen daal. gannaaw loolu jafe-jafe yi di wéy di tar bu ñu sikkandikoo ci moom mii di ñu xamal ne produit yi cher nañ lool. su pamee jiw bi moo jëkk a seer parce que jiw bi lu dee rek di nga ko jëndee ay 17500 parce que loolu noonu dafa seer xam nga bëgg si jëndi te ay ñeenti pat te suñu mbay demeewul noonu loolu maanaam dafa seer torop dafa seer waaw mais su moom bu fekkee parka bi moom di nga ko parka ay 1 mois 15 jours xam nga loolu distance la nga baykat tamit di nga am ay 4 mois daal normalement 4 mois normal léegi loolu boo ko boolee day nekk 6 mois yi manqué tuuti kon nga xam daanaka mbay dafa xaw a métti. liggéey bi métti frais yi tamit bari lool Jaaji Diouf nag di ñaan nguurub Sénégal mu jàppale ko bu baax a baax. ñu nekkee ci mbay bi ba léegi mosuñoo gis état fu mu ñu jàppale ci biir mbay mi te xëy na état dafa jot mu jóg jàppale ma population Sénégal rawatina ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci mbay mi te seen loxo jotul seen ginnaaw kon te tey ginnaaw dañuy ay ñu génn suñu réew mi pour defar suñu réew mi dañoo war a fekk ci milieu yi ñu nekk loolu dafa am solo torop. population Sénégal jëriñoo ci produit yu mucc ayib yii nekk yitteeb maraîchère bii waaye tamit bëgg suqali réewub Sénégal yitteel na ko lool. mbokk yi li moo fi jotoon ruus ci ay xibaar sant ak ngërëm ñeel na leen di sàkku ngeen di wéy di seetaan suñuy programme waaye di leen ñaanal it atum 2022 bu neex te ànd ak barke.